salaamaaleykum aca waaw aca salaamaaleykum bismillah man la Fili Touré rakku Baba Touré Pape waaw Fili Touré ñu gën ma xam ci Pape Fili Touré maa ngi remercier initiative bu baax a baax a baax a baax a baax di kontaan bu baax ci initiative bi ngeen defal Baba la xam ne lu rafet la wanewul nit dem na rek ñu fàtte ko ci jiital njëkk nag Jamil Faye mi la xam ni mënuñu ko fay ñun surtout man laay wax sax mënuma ko fay lim defal Baba parce que Baba xëy na bi mu ñëwee nekkatul Jamil moo ñëw jëlaat teg ko ci nit ñi mën a gisaat Baba di ko ñaar muy di témoin ci moom rek parce que mënuma wax Baba ci lu bari parce que man daa nekkoon sama xarit fu mu dem Demba Diop bu demee daan bu may présenté rek parce que boobu maa ngi liggéeyal Guédiawaye football club heure buy présenté daan kii sama rakk la kii moom gën a respecté foofu ma rek mu doon lu neex loo xamante daf ma koy mu seet sama xol dabu tuuti ma ne ko booy droite mu droite ma ne ko yéegal mu yéeg ñu indi ko bunt ci kër gi mu dugg xool même buy déconné danaan Philippe bu ma ñëwee ma ne ko bàyyi naa ko dem toogi di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana di ko ñaanal lim fi bàyyi njaboot lim fi bàyyi yàlla teg ci loxoom di remercier waat ñëpp di wax nag li ñu wax yëpp ci Baba loolu moo nekk Baba ku bëggoon famem la ku daan dimbale ay nit sànq rek sama benn grand mi moo ko wax maa ngi naa ko émission Baba la ñuy defal benn hommage bu koy defal mu ne boy mu ne Baba mooy ki ma njëkk a may junni à part sama pap mu ne fii la ma fekk sama grand parce que kooku rakkame seen caatu kër lay àndal kon nga xam ni am na melokaan bu mu amoon at nit ñi am na nu mu doon comporté woo at nit ñi mais damay jiital rek des fois démb ànd nañ at sama kii bi ñu def ay témoignage mais ku si nekk rek am na lu bari loo regretté ci moom peut-être ci plan carrière am ni mu demeewul noonu wala ni mu demee ne lee xëy na tamit damay xaw a mal place parce que man yaroo moo fi pour laa yaroo xëy na li ma dundantee moom bari mais ci année yi ma dundanteen moom lu baax rek laa ko xamee at bëgg famille lu mu am weeru koor bu ñëwee sama sœur yi duñ jooy dara waaw bu ñëw lépp lay bëgg lépp lay indi ñëw jox la ba allo weeru koor bi paas sama sœur bi kii ne ma ah tey bu Baba nekkoon ma ne ko sant yàlla rek nan ko ñaanal rek xam nga ñu ngi man daal instant bi comme temps bi dafa xat du may def rek lu dul remercier tout le monde maa ngi ñaanal ñëpp jàmm salaam gudd fan wér di Je remercie chaleureusement et vivement et solennellement Jamil Faye qui a créé cet événement-là, cet événement grandiose. Parce que lii tey gendarme moo ko waroon a def gendarme moo ko waroon a créer gendarme moo ko waroon a xalaat mais mu jógee ci Jamil Faye nga xam ne moom itam c'est un natif de la gendarme ndax jaar na fa petite catégorie moom ñoom Mbaye Diouf Dia nga xam ne lu yàgg rek dëgg la te xool lu ci njëkk a tëj kon bu demee ba am initiative bi ne day sargal Baba Touré ci anniversaire am muy le 23 juillet kon mënuñu lu dul rek di ci kontaan ci waa gendarme ki yëpp nga ciy kontaan président Issa Lo mi ngi ciy kontaan président CNS bi paix à son âme fa mu tëdd dina taal di Pape Tall remplacé par son dauphin Ali Sarr ak le coordinateur Mbaye Ngom le président de l'amicale des anciens footballeurs Lamine Boub les sages les pratiquants le staff technique et tous les sympathisants de la gendarme ñëpp ci fier ñëpp ci kontaan kon jërëjëf Jamil Faye on est très fier et content de vous ci sa initiative bu rafet bi ndax initiative bi rafet na lool màgg na rëy na mais borom bis bee ni toll bis bu nekk borom lay tollool borom lay nurool kon lii nga defal nga ko le monde sportif defal nga ko le monde du football defal nga ko Sénégal defal nga ko Afrique defal nga ko gendarme defal nga ko US Gorée defal nga ko Jaraaf defal nga ko Linguère defal nga ko waa Saloum ak waa Thiès ak équipe traditionnelle yëpp lii dafa rëy Jamil on vous remercie beaucoup merci beaucoup. Je vais en profiter pour remercier la société Diapo Sport et l'ensemble de ses sympathisants qui nous permettent à chaque année de vivre ce grand moment. Permettez-moi d'apporter mes encouragements à sa famille, à son entourage, à ses supporters.
c'est une grande perte pour le football sénégalais. panel bi nga xam ne Jàppo SA organisé na ko à la mémoire de Baba Touré le 23 juillet bii ñu weesu ngir ñu fàttaliku ndem si yàlla si ci jaar-jaaram melokaanam ak jikkoom li mu daan jëflante ak nit ñi ak li nga xam ne tam ñi ko xam ñu ci bëri ci loolu lañ ko xamee te mu ci daan yëngatu joxoon ko ak xam bu baax muy football bu ñu ko waree tënk dañu jàpp ne rek wax dëgg yàlla keroog ñi nga xam ne ñëpp jël nañu kàddu ngir indi seen seede moo xam ay moromam lañu moo xam ñamu daan bokkal daara moo xam ñamu daan àndal di football moo xam ñi nga xam ne ay magam lañu wala ay nijaayam wala sax mat nañ ko pap ñoom ñëpp wax ji benn la li ko dooree ba muy tut tànk ak école 13 bu Géejawaay nga xam ne fara daan football UASU ak ASC Jàmbaar bi nga xam ne wax dëgg yàlla fële saxe koo fa ñi nga xam ne ñu ngi ko xamee ba mu nekkee Fatick ak ñi nga xam ne xam nañ ko ba mu nekkee Jeanne d'Arc ak équipe nationale wax ji yëpp daal mënees na ko tënk ci kaw ñëpp jàpp nañ ne que nit la woon koo xam ne ku yéwénoon la ku baaxoon la ku nangoo woon bokk la ci kaw la ko yàlla wërsëgaloon daana ko bokk ak njabootam bokk ko ay waa këram bokk ko ak ay maasam ak ay àndandoom mu nekkoon nit koo xamee ne amul kenn koo xam ne mën na taxaw ne Baba Touré maa ko jàngal ni ñu war a footballé ñu jàpp ne daf ko judduwaale indaale ko wane ci nag xam-xam gu mat sëkk xarañ gu mat sëkk fépp foo xam ne mos na fa nekk di yëngatu ci loolu li ko dale ci IAAC ba ci équipe nationale ñi daan ànd ak moom yëpp jàpp nañ ne ci jamono jooju mu fekke woon noonu rek la mënoon demee ndaxte footballu Sénégal moo tëdde woon noonu ñi nga xam ne ñoo ŋànkoon footballu Sénégal ñoo ko doon doxale noonu ñi nga xam ne ñoom ñoo doon wax ne football bi kat nii la war a demee nii ak ni lañ ko war a tëddee noonu rek la mënoon demee ci kaw ki nga xamee ne wax dëgg yàlla dañoo jàpp ne soo moytuwul ku ci nekk li ñu mën a jàpp rek mooy sa jamono nga mën a maaseel ak loo mënti def ak noo mënti mel jamono jooju fa mu toll ak la mu laaj ak na mu mel ngir nga weesu ko day jafe ndawaaye ci li nga xam ne Baba Touré wane na ko ci football ci wàll bu mu mënti doon keroog ci panel bi day boroom xam-xam ñi nga xam ne nàcc seen xam-xam nàcc na jëmale ci football jàpp nañ ne daal wax dëgg yàlla c'est quelqu'un boo xam ne il était en avance sur son époque par rapport à la lecture du jeu, par rapport à la vision du jeu et par rapport à l'intuition, à l'action qu'il devait faire pour faire progresser les choses. kon ñu jàpp ne rek ci wàllu jikko nit ñi kat lu baax la ñu wax ci moom ci wàllu football tam nit ñi tam jàpp nañ ne que tey soo moytuwul Baba Touré moomu tey li nekk ci moom bu nekkoon tey ci xale bu am 17 ans wala 20 ans ak encadrement bi nga xam ne moo ci war soo moytuwul dina weesu foofu yépp kon ñu jàpp ne rek panel la woon ku ci nekk da nga indi ci li nga xam ne moom nga xam ci Baba Touré te mu nekk loo xam ne tam
seede ba ñu seede kenn mënu ko dindi ndaxte ñi ci doon wax yëpp ñoo bokk benn kàddu ci kaw li nga xam ne seedal lañ ko kon nag wax dëgg yàlla mënees na ci jàng nag jàngat bu rëy boo xam ne dina tax ëllëgi si biir ku mel noonu buñ ko amatee ci biir réew mi war nañu seet fexe ba xam nan lay mën a def ba kooku ñu mën ko gunge mën ko aar mën ko gàllankoor mën ko xettali ba nga xam ne soo moytuwul fi nga xam ne bëgg na fa àgg moom ak ay waajuram ak ay kilifaam ak ay àndandoom dina ko weesu mën sa jàngat lu bari nag kooku ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci biir football ñoom ñoo ci war a am lu ñu war a mën a jàngat seet ba xam yu mel noonu lan lañ ko war a mën a saafara ñi ci wax yëpp tam wax dëgg yàlla sànni nañ ci ay ñaan ci kaw rek yàlla yërmande yàlla wàcc ci moom te yàlla na ko yàlla sàmmal njaboot gi mu bàyyi ci moom loolu daal mëne sa ko wax ci tënk ci li nga xam ne moo fa génn keroog ci panel bi ñu organisé ñàkkul nag bu déwénee jàmm salaam wat edit di ñëw dinañ dellu si waat ci yeneen anam ndaxte baaba dafa nekk nit koo xam ne wax dëgg yàlla waa Lansar waa Touba Pikine waa Darou Khoudoss waa ay Numaan waa Guédiawaye waa Pikine waa ASC Jàmbaar mën ñu ko fàtte mukk il sera toujours parmi nous il sera toujours dans nos cœurs et on ne l'oubliera jamais de la vie inchallah. waaw jërëjëfati encore monsieur le modérateur di dellu remercier ñëpp ñi nga xam ne tey def nañu ay témoignages ñi nga xam ne teewe nañu ñi nga xam ne mënuñu woon teewe tamit yónnee ay vidéo di leen remercier bu baax a baax di remercier aussi njabootu Baba Touré yi nga xam ne tey am nañu leen fi toogaloon en tout cas waxtaan mi fi waxtaan am na solo et du waxtaan rek pour toog pendant 1 heure 2 heures wax ci nit ki wax ci ay jaloorem ba pare disparaître dañu bëgg waxtaan bi tey mu mën a am loo xam ne dañ ko fiy teg mu nekk li nga xam ne waxtaan bi dafa am lu muy jur si loolu nag la ñuy xalaat ne dañu bëgg def benn prix boo xam ne mooy dañ ko tuddee prix Baba Touré waaw prix boo xam ne nag mën naa ne dañuy récompenser ñi nga ay xale yoo xam ne xarañ nañu football te peut-être tey amuñu ku leen jàppale wala ñi nga xam ne xarañ nañ ci football ba pare tey jëluñu école bi jox ko même gëdd bi ko football bi donc loolu moo taxoon ñu ne dañuy xool nan la ñuy taxawalee prix bi fu ñu toll nag mun naa ne prix bi xalaat la rek xalaat la fu mu toll donc tëjoogul donc képp koo xam ne am nga ci xel ak xalaat mun nga ci waxtaan ak ñun nga contacter en tout cas El Hadj Biti Gueye bi nga xam ne moo yore communication bi ñu xool lu ci nit mën a yokk rek ñu jël ko waaw li ñu bëgg mooy que expérience Baba Touré mën a servir voilà parce que ñu wax ne Baba boo mën encadrement bi ci war wax nañ ko ci biir nañ Baba jamaa brut la woon boo xam ne ñu bëri defuñ ci moom dara dañ ko fekk mu yore talent ñu ne Baba aussi dafa bouleverser li nga xam ne moom mooy circuit normal bi nga xam ne moom la footballeur di jël parce que xale bu ñëw taxaw ak talent koo xam ne daf ko war a wan ni ñuy def moom mun na lool ba pare mënoon na ko ba pare donc loolu dafa indi ay jàngat tey ci nan lañuy encadrer xale mu nekk ci suuf ba egg ci kaw mais talent bi rek doyul parce que dafa war a am benn encadrement boo xam ne day commencer mun naa ne ci kër gi ci équipe bu koñ bi ba ci dirigeant yi ak mun naa ne ci équipe technique bi nga xam ne ñoo wër xale bi tamit war na am benn bagage boo xam ne yor nañ ko pour mun a accompagner les jeunes talents donc ci loolu ñu bëgg jël benn prix boo xam ne comme ni ñuy defee médaille d'or médaille d'argent médaille de bronze ñu xalaat ne chaque année war nañu tànn ñetti xale pour commencer rek xel la rek boo xam ne dañ ko am xalaat boo xam ne am nañ ko ñu xoolandoo ñun ñëpp ndax mun nañ ko sotteendoo donc dañuy ne xale bi ñu jox prix bi foog mu nekk koo xam ne am na diggante fukki at ak ñett ak fukki at ak juróom voilà su ñu ko jëlee ci catégorie or bi
dafay nekk koo xam ne am na talent waaye peut-être ci école bi demewul noonu trop ñu jox ko benn bourse boo xam ne dana fexe ba mu gën a xarañ ci école bi fexe aussi ba famille bi comprendre li ñuy wax enjeu yi engagé wu aussi ñu def ay recommandations yoo xam ne danañ mën a suivre xale bi sur ñaari at wala ñetti at ba muy egg 18 ans ndax jàppale bi ñu koy jàppale dana ko permettre mu gën a yëkkatiku ci école bi gën a yëkkatiku aussi ci wàllu football bi donc loolu moom mooy en tout cas ñi nga xam ne moom lañu bëgg a joxe prix muy prix d'or beneen prix bi mooy prix argent mooy deuxième prix bi dañ ko bëgg a jox tamit même catégorie âge bi ma wax sànq mais mun nañ ne foofu mun nañ ko jox aussi koo xam ne xaw na xarañ football xaw a xarañ aussi ci école donc ñu xool kooku nan lañ ko mën a accompagner ba mu mën a garder loolu bon prix bi stop moom mooy nekk prix bi ñuy wax prix de bronze foofu mun naa ne dañ koy jox koo xam ne peut-être xarañul trop ci école xarañul trop ci football bi waaye bëgg na football ñu xool kooku ndax mun nañ ko jàppale ba mu gën a yokk ci école bi ba mu gën a yokk ci football bi noonu lan lay mën a demee mooy dañuy am benn jury boo xam ne moom mooy taxaw di tànn ñi nga xam ne tey yaakaar nañ ñu am nañu critères yi nga xam ne moom la ñu taxawal buñ leen tànnee ba pare mun naa ne bu ma joxoon exemple dañ leen di jox fukki junni par weer pendant ñaari at wala ñetti at bu ñu leen dañu xaalis boobu duñu la ko jox ñoom dañuy téye xaalis boobu mun naa ne benn partie bi dugal ko ci compte bancaire boo xam ne xale bi du ko laal tant que amul 18 ans beneen partie bi ci ay wàllu fourniture lay dem école ak beneen partie bi nekk ci wàllu encadrement peut-être dana am foo xam ne su amee ay gaañu football bi ci wàllu physiothérapie walla médecine en général am na benn cabinet boo xam ne suñu waxtaanee moom cabinet bi su ñëwee danañ ko jël faj ko jox ko liñ ko war a jox bu dee de repos la ñu jox ko repos su dee dañ ko fa war a faj ñu faj ko ñu may ko aussi peut-être loo xam ne dana mën a am entraîneur boo xam ne walla ay préparateur physique yoo xam ne ñoo koy walla même ay nutritionniste yoo xam ne ñoo koy conseiller pour li mu war a lekk ni mu war a doxalee ni mu war a entraîner ak yooyu yëpp loolu moom mooy li ñuy wax écosystème moom mooy li nga xam ne moo war a wër joueur de haut niveau pour mu mën a réussir donc loolu la ñu bëgg waxtaan ba xam nan lañ ko taxawalee ba prix boobu ñu mën ko lancer comme ni ma koy waxee daf mu toll nii xel du doy donc ñun dañuy am suñu yéene am suñu xalaat boo xam ne dañ koy waxtaanee ñu xool nan la ñu mën a defee tey ba nga xam ne expérience Baba Touré daf ñuy servir ba ñu mën a gën a préparer ay xale ñu xool ndax xale bi nga xam ne jàngam école am dëgër na footballam dëgër na ak ki nga xam ne jàngam école dëgërul footballam taxawu ko demee noonu ak ki nga xam ne mën nañ ne mën na tuuti fii ci école bi mën na tuuti ci football bi ñu xool ñett ñooñu bu ñu leen tegee ci même condition yi est-ce que fii ak ñaari at ñetti at est-ce que ki jiitu woon dana gën a jiitu walla ki féete woon suuf dana gën a egg kaw donc loolu observation boobu peut-être danañu permettre ñu comprendre lu bari ci environnement footballeur jéem a xool aussi nan la ñu mën a changer environnement wu footballeur tey ba nga xam ne ku nekk sa chance danañ ko exploiter encadrer la ba nga jëm fi nga bëgg a jëm donc loolu moom mooy xalaat bi nga xam ne dañ ci bëgg waxtaan débat bi nag débat bu ouvert la ñi fekkee tey waxtaan bi ak ñi ko fekkewul ñëpp ku nekk en tout cas am nga ci wàll numéro bi nga xam ne moom mooy feeñ ci écran bi numéro WhatsApp la mun ngeen ñu ci contacter su ngeen ñu ci contacter tamit ñu jox ñu seen xalaat ne seen xalaat de baax na waaye bu ngeen yokkoon lii mu gën a baax donc voilà en tout cas ñi nekk ci panel bi tamit mun nañ joxe seen xalaat ñu xool nan lañ koy mën a améliorer ba prix Baba Touré bi nekk loo xam ne réalité la waaw jërëjëf encore di remercier ñëpp ñi nga xam ne vraiment soutenir nañ initiative bi di ñaan yàlla aussi déwén li nga xam ne mooy feebar bi fi nekk yàlla jëlee ko fi ba ñu mën a def hommage boo xam ne moo gën a rëy bi ñu def nii ren merci encore une fois jërëjëf à tout le monde.
mais Sénégal yëpp maa ngi demandé jàmm am sa biir Sénégal si biir réew mi. jërëjëf Touré ñëpp jàppandoo bokk ndey bokk baay. jërëjëf waaw Touré parce que lépp benn la ñoo bokk lépp. waaw gars yi maa yéen ñëpp maa ngi nuyu leen sant quoi ngeen ñaanal bu baax parce que nit moom adduna moom boo fekkee moom ñaan rek ngay ñaan rek amul leneen looy ñaan parce que fii ponkal yi fi gis yëpp ñuy dem di dëkk ak yooyu lépp ñaan waaw. Ainsi s'achève cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez bien apprécié les anecdotes qui ont été partagées avec ses amis et ses anciens coéquipiers, mais également les témoignages sur son génie, le talent que l'homme avait. Voilà, c'est pour nous un immense plaisir de vous l'avoir présenté. Et comme nous le disions en prélude à cette émission, aujourd'hui c'était Baba Touré, demain ce sera une autre légende du football sénégalais, du sport sénégalais en général. Avant de se quitter, chers amis, je voudrais profiter de l'instant pour remercier certaines personnes qui ont beaucoup appuyé cette initiative et ont contribué à la réussite de cette édition du Mémorial 2020. Je veux nommer le doyen Pape Beng de la GIA, la famille de Baba Touré, en l'occurrence Pape Philippe Touré, le doyen Ibrahima Diouf qui a modéré cette émission avec brio, le doyen Moussa Ndiaye pour la coordination et les contacts, coach Sadio Demba qui n'a ménagé aucun effort pour nous mettre en relation avec les anciens joueurs de la GIA et les anciens coéquipiers de Baba Touré. Bref, tout un bon monde sans qui vous n'aurez pas vu cette belle émission. Je vous dis à bientôt avec une autre légende sur Diapo Sport Média. À bientôt. Oh, them now.